président Macky Sall la kër diine yëpp am na ci taxawaay bu rëy ci def bu ñëwee ci laayeen yi fii tamit mu mel ni ci li ñu teg ci ay bët wax nañu kër xalifa ba fee ca Cambérène defoon naka defal bu muxtaare kon bëgg nañ xam relation bi nga xam ni moo am entre ki nga xam ne mooy le président Macky Sall bi nga xam ne moo fi nekk ci jamono tey jii ba dara ba luy soppeeku ak laayeen yi seen relation boobu ba tey yow ban jàng nga ci am ndax gis nañ ci suñu bopp waaw wala déet ndax taxawaay bi nga xam ne waroon na ko fa def ndax taxawaay bi am na wala déet ndax am ñuy wax naan tubaarkàlla macha allah def na fa lu rëy. loolu nag laaj la boo xam ne dañ la koy jox sang Alassane. waaw loolu moom dinañ ci sawar a tontu ndax ñun yàlla dafa dogal dafa am benn bàkk boo xam ne man mooy sama hymne national. ci fi ma bokk walla fi ma dëkk aussi muy sama gox. di Cambérène. tout d'abord citoyen la di ku bëgg sama gox di Cambérène. muy sama fierté. kon tey donc boo ma laajee ci loolu dinaa ci sawar wax. ndax li Baye Seydi Thiaw daan wax rek coow li lu muy bari ku am sa teenu meew doo ko gës kër baayu kenn sa kër baay nga koy gasi. dëgg la. tu dëgg. waaw. wax yi nag bari na. muy relation yi nga xam ni peut-être walla njiitu réew mi walla li ñu wax nangam def na ko ak nangam ci Cambérène. Cambérène nag boo gisee bu ñu ko tuddee di tuddalaayeen yi. c'est parce que Cambérène mooy dëkku Seydina Limaamul Mahdi Muntazar bu doon Sénégal comme ñu naan Dakar mooy capitalu Sénégal. Cambérène mooy capitalu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar ci diine ci. fa la jaraafam tëdd. di yonent yàlla Isaa ibnu Mariam. Cambérène la tëdd. mu nekkoon figure boo xam ni ku ne xamoon na taxawaayam bi mu amoon. ci biir réew mi ak ci biti réew envers les colons. taxawaay bu jéggi dayoo. waaw léegi tey jii nga xool par rapport moom fa mu ko yéege woon. moom maam Seydina Issa fa mu yéege woon drapeau bi. ci xar xanamu diine ji. xar kanamu dëkk bi. di Cambérène. ak ba mu demee fakka suma maam ma njoon yéegewaat. fakka Seydina Ababacar la mu ca def moom it ci taxawaayam. ci biir réew mi. ci xam-xam ak ci lépp. ba seeni doom yi. ñëwaat yóbbuwaat ko ci benn barem boo xamante ne nii wax dëgg yàlla ca fan ko yóbbu woon ñoom teg fa barem bi. ñoom bu ñu dellusi woon dinañ kontaan seeni doom yooyu. léegi nag problème am na. waaw problème dafa am. waaw problème am na ndax xulal xaq walaw kaana murran gis nga nit dangay wax dëgg walla nga wax safan ndonte dañuy jël paaka di ko teg sa put waxal rek dëggug suñu borom. Baye Seydi Thiaw mu baax ma daan na wax ni yàlla na nu yàlla muccal ci kilifa gu am daraja di wax safaan. kilifa gu am daraja di wax safaan mën na nekk ku ñuy tudde kilifal diine. mën na nekk imaam. mën na nekk njiitu réew. maanaam kilifa goo xam ni am na daraja nit ñi jox nañ ko nopp waaye day la muy wax day ay safaan mën na ca lalu. mu ne ñu mel noonu heure bu nu waxee ba dugal ca safaan dinañu daaneel lu bari ci njaboot gi. ndax fa nu teg seen daraja du nu leen yaakaar ni dinañ wax safaan yu mel noonu. waaye nag ñi nga xam ne ñooy déglu ñuy wax ci jamono jii ñu toll man li ma leen di conseiller mooy suñu borom fu mu tudd ci alxuraan dafa naan yaa uliyal baab yéen borom xel yi laay waxal. ndax bu ñëwee yéen borom xam-xam yi laay waxal bu ëllëgee dinañ mën a layoo. man dina am ñoo xam ne dinañ taxaw ni kat yow suñu borom xam-xam ya day nga joxoñoon. ñun nag suñu xam-xam demewul woon noonu. waaye yàlla ku mu bind jox na la xel. moo xam ni da nga war di xalaat ak di analyser. ak ku mu mën a doon. ndax dañ tollu jamono joo xam ni moo xam ku mu mën a doon cër boo mën a yor soo waxee sa wax war nañ ko xoolaat saytu ko balaa mu nuy dugal ci guta. ndax ku ci nekk gis na tey actuellement lenn si ñi nu jàpp ay njiitu diine. ñi nu jàpp ay kilifa. kenn ku ne tey actuellement gis na taxawaay bi nga xam ni ak wax yi nga xamante ni ay waxu bassesse yoo xam ni ñi ngi koy wax di tuutal sax léeg-léeg
maanaam léeg-léeg ñi jokk ci ñoom sax dañuy xaw am kers waaw. par rapport ak seeni prise de position par rapport ak seeni waxin te boo defee analyse bu baax li ci ëpp ca la ñuy wax ak di ko def ak soreeg njàngale mag ñi fi nekkoon li ci ëpp ci intérêt personnel rek lañu focaliser wu loolu nag moo indi problème bi tey jii bu fekkente ni tey son excellence monsieur Macky Sall bon nee nañ am na lu mu fi def bilan wam ci lu ñu gis ñun ñëw na tabax maison du xalif bi comme na mu waxe woon ni dina fexe ba këru diine yi mu améliorer ko defaraat ko ba ñu am beneen xar kanam ci wàllu infrastructure foo xam ni bu xew-xew yu mag yi amee dinañ fa mën dalal gan yeeg yooyu yëpp loolu waxoon na ko waaw bi mu ko waxee nag ñëw ci Cambérène defar na ko fa mais dafa am loo xam ni njaboot gi dañ koy dese comprendre wala ñu bëri peut-être mën naan am ay rétention d'information yu dul agsi ci ñoom muy lan noonu ndax bu fekkee da nga xool kër gi ni ñu ko tabax waaw benn kër gi man Lo Thiaw en tant que tel du priorité ci ñun kër xalifa bi pour ñu defaroon am na yeneen yu gënoon am importance mais yow kër xalifa bi sang bi kër xalifa bi nga wax de kër xalif bi laa wax waaw amoon na yeneen yu gënoon am importance ci dëkk bi muy ci côté santé bi wér-gu-yaram gi ku ne gis na ni xam na ni hôpital bii nekk Cambérène mi ngi sooxe beneen bi muy école yi ñu defaraat ko surtout wàllu wér-gu-yaram gi ci côté Cambérène dafa sooxe lu bare taalibe yi kër gii mu tabax taalibe yi bu ñu boole woon tabaxal kër gu raw gii ñu tabaxal Serigne Ablaye mais moom jëf na ñi ngi koy gërëm ci jëf googu li ñu koy gërëmi ci jëf googu lenn la ñëw na ni jox leen ma fu ma tabax tabax ba nag na mu mel loola du problème interne la nanu yabalee tabax ba problème interne la parce que tabax bi waroon na daw jël lépp ci kër gu mag ba jëm jàkka ja mais ay interlocuteur am taxawaay ba ñu waroon taxawee ca loola taxawaay bu des la moo tax tabax bi mel ni mi ngi noonu daal fari laay la am di ñëpp gis nañ ko kon loolu bu dee jëf la loolu daal xam naa ni def na ko fi beneen bi la ca sooxe rek mooy tabax ba na mu gàtteeg na mu mel loola moo ca sooxe mais moom plan la laajoon bi mu laajee plan gars yi ni ay architecte am ñëw ñu rëddal leen ni leen fii ngeen di am ñu tabaxe loolu kon ay interlocuteur am ñi nga xam ne ñooy ay bëtam ci biir communauté bi kon dafa mel ni seeni intérêt moo leen tax a jóg mais du intérêt communauté la en du dëgg kon ñoom day mel ni la Seydina Limaamu waxoon ni leen wala taxrisu ala dunya bu leen xër ci àddina dafay dal yàddoo day dal seen kaw képp rek waaw beneen bi muy prolongement de la voie du nord VDN bi waaw kay problème boobu dana waar parce que loolu ku ne xam na histoire bi ci amoon ak projet bi la mu impacté woon ak engagement yéen ca waroon jël te jëluñu ko ci ku ne gis na ni mu disloqué famille yi ndonte sax ñoom d'accord nañu walla comploté nañu leen ba ñu d'accord ci dédommagement yi nga xam ni dañ leen ko jox muy dédommagement yoo xam ne ay muettes la ay muettes parce que Cambérène domaine privé la fekk village bu existait plus de 100 ans mu nekk domaine privé parce que titre foncier la nga ñëw dugg créer say lobby ni leen na brader loxo nit ñi ni leen télé bi day na jàll far force ñun lu Sénégal bëgg nañ ko mais nan ko jaarale ci yoon jàll na waaye ni mu jàllee laayeen bu ni neex na la da ngay wax lu la neex ndax ku ne gis na ni mu def xëbru yonent yàlla Isa ku mu ni neex na la da ngay ku mu ni loolu
ku ni neex na la da ngay wax lu la neex loolu ci bilan am la lu mu def ci Cambérène mais li ci gënoon li ciy doy waar mooy nga bëgg a jël lum infrastructure bu mel noonu yooyu yëpp xew fi di ay histoire nga tabax ka nag mu war a romb dëkk bi Cambérène du am fu mu ci yéegi te pourtant ñi nu ubbil voie yi pour ñu am fu nu yéegi ci pont bi ci VDN bi dem Cambérène ne leen fi jiitu ba pare Cambérène ne leen xajal sanga ba bàyyi seen caw yëkki 364 hectares jébbal ko nguurug Sénégal ubbil bunte yépp état continuité la mais ak lu mën a xew ñu respecter loolu mais ñu tëj bunte yi mais li tax liggéey bi xaw a sooxe c'est parce que dañuy xaar ñoom ñu jéem a defar xool fan la Cambérène di yéegee loolu moo tax liggéey bi xaw a sooxe ci yenn côté yi loolu ma yaakaar ni moom njiitu réew mi waaw war na ci bàyyi xel bu baax a baax xam ni yooyu bokk na luy sooxe ci liggéeyam loola nag yi indi problème yooyu mooy soit nga am ay interlocuteurs yoo xam ni taxawaay bi ñu war a am parce que man bu fekkee tey da nga bëgg manager une communauté wala da nga bëgg manager un groupe de personnes foog nga yaa dënn foog nga yaa ginnaaw nangu ki lay xosi nangu ki lay def lépp pour mën leen manager xam ci lu ñu nekk comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee di nemmeeku njaboot gi di xool nu nu tooge di xool seen nekkin mais tey bu fekkee da ngay yabal ñoo xam ni xëj na ni njaboot gi dundi dëgg ak ni ñuy souffrir yow loolu lijjantiwoo ko yow loolu xooloo ko li la ñor rek mooy seen ay intérêt personnel yoo xamante ni toujours li ci ëpp moo leen ñor mais ñooñu pour ñu ñëwee dañuy xool lan ca mën a am ñu am ko def ko seen poste lëre ñin ñi ñuy signé ay projets yoo xam ni day dugg Cambérène te sax communauté bi wala njaboot gi wala waa dëkk bi duñ sax am les informations nécessaires ci yenn projets yi ñu fiy dugal loolu bokkul ci respect ak képp koo xam ne tey da nga ne njiitu réew nga nekk loolu yaakaar naa ni xaw ma kan lay yàlla dénkaat Sénégal war na bàyyi xel loolu bu baax a baax ngir yooyu di bañ ci sooxe beneen bi ci toll muy centre d'épuration bi muy maanaam émissaire bi émissaire u Cambérène moom am na jéego bu mu def jéego bi mu ci def nag du lenn lu dul li nga xamante ni émissaire bi pendant 30 ans mu nekk benn injustice boo xamante ni ñi ngi ko teg waa Cambérène tey mën naa ni bu fekkoon comme ni ko nasaraan yi di defee su nit faatoo ñu def autopsie dina bëri ñu bëri ñoo xam ne bu ñu defee autopsie yi Cambérène li ci ëpp bu ñu ko jàngatee seen njeexital tuyau bi du ci génn muy tuyau bi nga xam te mooy tuyau bi jàlloon Cambérène te coow la boo xam ne ba tey kenn réglé ko léegi pendant 30 ans Cambérène dafa doon dund maanaam injustice boobu di ko xeex ak njabootu Cambérène gi yépp ca jamono yooyu ba mu tàngee ba tàng ñu salan taxawale comité bi tudda SIDEC ñi nga xam ni ñoo doon défendre environnement wu Cambérène si lañ ko taxawal di ci am jog xeex yu pacifique après ba mu agsi fii tey mu agsi tey boole ak njabootu Cambérène gi yépp émissaire bi la ca nekk ca njaal benn ba fii ñépp xam nañu ko Macky Sall jamono boobu moo gënoon xam maîtriser dossier émissaire bi parce que jamono boobu moo doon ministre de l'hydraulique ba coow la tàngee paay woo ko mu ñëw ñu ngi ko dalaloon ci jàkka ji ak yanu fa wax nangam ak nangam ak nangam ak nangam xëj na loola ñëw na président yi fi jaar président yi fi jaar yëpp ku ci ne am na jéego boo ci def sottiwul moom nag ñëw na Cambérène depuis Cambérène 14 ba léegi musuñ ko assainir léegi imaginez Cambérène musuñu ko assainir ba pare moo doon recevoir pendant 30 ans tous les ordures ménagères de Dakar pendant 30 ans
te musuñu ko branché ba pare ñu koy déverser illégalement ci géej injustice mënta weesu loolu kon nit ki bu ñëwee di laaj bu ñëwee di réparer injustice dañ koy ubbil bunte yi mu jéem xool nu muy réparer injustice boobu injustice bi pour mu réparer que du lenn lu dul tuyau bi na fi génn mu dem ñëw nañ def nañ lancement de délocalisation beeg yooyu foofu mu bëgg a leeral tuuti dañu ko bëggoon politiser boo gisee ñi ciy wax di mer ba seen dënn di jug c'est parce que salle bi ñu ko doon defee comité bi dañu taxaw temm ni kenn du ko politiser parce que injustice la bu ñuy ñëw di ko réparer loolu moo indi waxu xët-xët yeeg yooyu yëpp loolu rek dama bëgg a laayandi ñëpp xam ce qui se passe parce que boo xoolee ñi ngi ko njëkkoon bëgg a defee lancement bi fi ñuy julee ñaari ràkk yi Cité Diamalaye Cité Diamalaye lu mu jotee Cambérène comité bi ak chefferie yi Cambérène ci boppam ñoo ne bu dee foofu ngeen di yóbbu mbir mi demuñu boycotté ko amatuñu pexe bi ñu demee amatuñu pexe yàlla dogal ñu ni dafa am beneen xew-xew bu am moo tax ñu fomm ak mais les services de renseignement xamoon nañ bu baax fi Cambérène campé ndax ñooy bëtu nguur gi moom mu jàpp ni favorableul ci la daal di dàqi loolu mais foofu lañ bëggoon def mbir mi bi ñu doxalee ba yeneen ay bis ci la njiitu réew mi yabal benn ministre am ni ko demal nga inaugurer côté boobu quoi ci VDN bi ñu dem ubbi ko def seen inauguration bon Cambérène campé fi mu campé tuyau bi du ñu nangu kenn di ko politiser parce que injustice la bu ñu tegoon suñu kaw gàllanu ko ay tawat ak lu nekk am ci ndax am na ay analyses yu ñu ci jotoon def ci Institut Pasteur ak yeneen ONG yu fi ñëwoon doon def ay analyses di def ay prélèvement ci ndox mi ba gis yi nga xam ne mooy xeetu jàngoro yi lor askan wi yooyu yëpp daf ci xewoon kon donc bu ñu demee ba agsi fii tey yaakaar naa ni ñoom bu ñu amoon ay interlocuteurs yu baax yoo xam ni intérêt dëkk bi rek moom moo leen ñor walla intérêt dëkk bi moo leen tax a jóg ak ku mu mën a doon ak responsabilité boo mën a yor ci dëkk bi yaakaar naa ni waroon nañ gën a rafetal seen doxin xam nga coow li lenn la gis nga kilifa gu far mënatoo àtte mu ne ma ni kilifa gu far mënatoo àtte sa njaboot est-ce que dafa am kilifa yoo xam ni même sa appartenance bu dee da nga am benn appartenance politique kooku garder que pour yow parce que doo n'importe qui parce que dafa am njaboot gu topp sa ginnaaw njaboot gi topp sa ginnaaw kii mën na far si ma sàmba kii mën na far si ma demba te pourtant warmaal na la da lay déglu mais boo xësee ba far mënatoo leen àtte léegi-léeg sax xëñ na mën nga ñëw di wax loo xam ne day jariñ waaye joxatul la nopp ndax far nga ba pare yooyu dafa nekk ay problème yoo xam ne dafa nekk ci biir ba moo tax jour boobu booy xool bi ñuy def lancement bi dañu taxaw temm comité bi dafa taxaw mu ni lépp loo xam ni insigne la buy wane ab nataalu candidat buy politique du dugg ci salle bi looloo waral si biir salle bi gisoo fa casquettu benn kiiwu politique dañ ko def affaire u Cambérène dañu ñëw ñoom pour signer lool lan leen di gërëme nag mooy ci côté assainissement bi bi ñu door xaw ma door nan ko xaw ma doorul mais boo xoolee dañu planifier rek planification yi yàgg nañ ko def di ko def ay calmant waa Cambérène mais pour l'instant ni tuyau yi ñu ngi koy commencé dugal pour l'instant ñu ngi dugal tuyau yi moom commencé nañu liggéeyu assainissement bi Cambérène ñu am nañ 8500 branchements foyer 8500 branchements foyer yooyu kenn ku nekk dafa waroon fay 35000 francs communauté bi ci boppam ñoom ñoo ni leen duñu ko fay parce que pendant 30 ans injustice bi yéen a ngi koy def te laajuñu leen dédommagement
laajuñu leen dédommagement. ñu dem ba ci biir bras de fer nañ waaye ñu dem ba ci biir xam ni lañ bëgg a fayeeku jaaduwul. parce que boo xaymaa xaalis boobu dina toll ci 300 et quelques millions. léegi ñu ni dañ koy def branchement gratuit. ñu branché foyer yooyu yëpp. gratuitement loolu ñu ngi leen ciy gërëm. macha allah waaw ndax loolu lu am la. du dëgg. dëgg la waaw. mu mel ni man nit am na laaj bu may laaj parce que yaa ngi wax ci état. te état mu mel ni jamono ji ñu toll. am na leneen lu ñu defaat. ci wàllu jàmmalaay bee nga xam ni mooy jàmmalaay maam Seydi sa maam loolu it fan la si ban gis-gis nga si am mbégte wala contentement wala nu mu demee noonu. non primo balaa may agsi foofu. Macky Sall. waaw. maanaam amul ku koy wax dëgg. kan amul ku koy wax dëgg ci li xew par rapport ci kër gi walla par rapport ci Sénégal li ñu bokk ci réew mi nan waxante dëgg te yàlla tax fii yàlla rekk fi nekk maanaam ñi nga xam ni ñooy ay collaborateurs am jàppale wuñu ko ndax ku ne xam na Cambérène dayo bi mu am ci électorat bu Ndakaaru ma koy fàttali ba mu soxlaa ñëpp daw ka moom Macky Sall bi mu soxlaa ñëpp daw ka waaw dama bëgg laayeen yeewu bu baax a baax ndax ku la fonk nga fonk ka ku la téye neneen itam nga téye ka neneen ni te tey jii ku mu mën a doon na jug défier wax lii may bëgg a wax bu fekkee mën na ma contredire ba muy ubbi campagne am 2012 la defe naa. waaw fan la ko ubbee. fan la ubbee campagne am bi ko ñëpp dawee. moom lañ bëgg a xam nag. Cambérène la ñëw ñoo ko ubbiloon. moom la président mii. moom Macky Sall mii tey. Cambérène la ñëw ubbee fa campagne am. commencé liggéeyam. waa léegi tey dafa am loo xam ni du ma koy jàppe manque de respect ci benn communauté walla dëkk parce que dafa am loo xam ni manque de respect la. kon man su ma déggee dafa mel ni nga bëgg ni la président Macky Sall mi fi nekk. respecté wu Laayeen yi. mais loolu dañ koy wax te dee. loolu laa bëgg a xam. loolu moo am parce que li tax man ma jàppe ni ci sama vision personnelle. waaw que ni respect cër bi mu war a jox communauté bi dafa sooxe xaw ma nag ci ñi nga xam ni ñoo représente communauté bi au niveau étatique. ñoom li na olof naan uude ni mu la gisee la lay ëwale. xaw ma loolu ci ñoom la lajje. xaw ma ci moom la lajje. mais manque de respect total am na fi. kon foofu dañ fay teg benn point d'interrogation. waaw parce que li tax man la manque de respect total am na fi Cambérène dëkku diine la. waaw. dëkku diine la. waaw. kenn mësu leen xam ci caaxaan. déedéet. lu dul diine mag ñi fi nekkoon doon ko sàmm amuñu ci defar amuñu ci yàq. sunu waajur yi fi nekkoon ku ne xamoon nañ seen taxawaay ci réew mi bépp ku mel ni xalifa bi fi toog tey ay fédérateur lañu woon ñu doon boole woon la noonu kenn mësul woon xam seeni appartenance politique te mësuñu joxe sax ay consigne de vote parce que xamuñu ko xam nga lu leen mayoon loolu waaw dañu gëmoon ni Seydina Limaamul Mahdi yi ku mu nekk sa maam boo suurul dara dootu la regg ci àdduna ñoom loolu dañ ko xamoon toog ci nag suur lool ba autorité étatique yi ñëw doon leen seet si bu ñu ñëwee dañuy xam ne ñi ngi jàkkaarloo ay jëmm yu suur yu am personnalité yu am dignité yu fowewul seen bopp ci réew mi yu soxlawul alalu kenn ñun ñooñu la ñu amoon boo jógee foofu Cambérène balaa ngay agsi ci Macky Sall amul maanaam damay dégg ñu naan ñiy politique Cambérène ñi ngi ñàkkee ay politiciens yoo xam ni xamoon na ni ñii ñoo doon taxawu dëkk bi ñoo daan jàppale dëkk bi ak doomi dëkk bi ku mel ni Libaas Seck député yàlla na yàlla yokki leeram ku mel ni Baye Mor Sarr Ngatte yàlla na yàlla yokki leeram
ku mel ni tim surtout Seydina Limaamul Mahdi boobu muy Baye Mbaye Sarr ñu koy wax baabaay ñooñu bi ñu fi nekkee kenn daawul càbbuxe kër gi te lépp loo xam ni cër la daan nañ ko jël di ko indi ci njaboot gi ban ñoom ñan nga fi gis tey ci ñi fi nekk di ŋal-ŋali ku mus a dagg benn bourse jox ko njaboot gi ñu jàngi bu weesul Baye Mbaye Sarr ñoom Libaas Seck ñoom Baye Morsaan Gàtt ñooñu bëri na ñooy dégg fii ci communauté bi seen xam-xam rafet lool ñoo leen teeloon jël utal leen ay bourse d'études génn leen préparé ji leen ñu jàngi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci taxawaay boo nga xam ni amoon nañ ko ci Cambérène léegi Cambérène dem na ba sooxe am problème mu leader mais sang bi nga baal foofu am na lu fay laaj ci baatu cobbaxi ndax liñ des ay waxtu bëriwul waaye laaj bi ñu lay laaj mooy da nga ne taxawaay bi ñu war a am ba dootuñu cobbaxi kër gi mu mel ni récemment fan yi ginnaaw gis nañu ci WhatsApp bi gis nañ ci réseaux sociaux yi kër xalifa bi ci boppam am ña fa taxaw di doxee si wàllu politique loolu gis nañ ko xanaa loolu di dafay bokkaat ci cobbaxi kër gi rek waaw xam nga état dafa grave parce que état dañu am mafia parce que dañu dugg communauté yëpp lañu infiltré lañu infiltré di ko càbbuxee di yàq loolu tey ñëpp ci teg seen bët ñu jël kër xalif bi bëggoon ko def benn point focal point de départ pour seeni campagne pour Macky Sall loolu laayeen yi nekk ci Sénégal gi yëpp da leen naqari neexu leen amul benn laayeen boo xam ni loolu neex na la du dëgg beneen bi ci topp yàpp gi nu maanaam li ma ne ñàkk worma gi nga xam ni moom njiitu réew bi jox na ko Cambérène mais yow foo daan ubbee fii nga daan ubbee léegi dem nga fépp taxaw wax fa nga ñëw romba Cambérène ak sa oto comme sabotage comme si maanaam taxu leen ma jóg comme si intéressé wu ma leen nee nañ ma vendredi day dem Yoff foofu quartier la fa bàyyi laay am muy laayeen fa la yam Seydina Limaamu nee leen Macky Sall dëkkam mi ngi Cambérène dëkku bàyyi laay Cambérène la ne mooy capitale te bu ñu Cambérène nee non moom na xam ni non lay dégg fépp est-ce que yaa ngi comprendre parce que kenn du nu fooye su fekkee dafa am ñoo xam ni dañu am responsabilité su fekkee dafa am ñoo xam ni xamuñ seen responsabilité di am ay appartenance politique nar a jël kër gi tay la ka am na ñoo xam ni la seen maam waxoon fa la ñu teg seen tànk du ñu nangu ku jël kër gi di ko tayle. mais laaj bi mooy bu fekkee lu mel ni Macky Sall def na ko kon dafa mel ni signal bi nga xam ni Cambérène moom la nar a taxawee. est-ce que du nekk non wala oui. man de d'après mes informations ak ku mu mën a doon yuuxul fu la neex Cambérène àndunu ak Macky Sall. parce que jëf yi nu jëf à ces temps-ci Cambérène àndunu ak Macky Sall la parce que ñun kenn duñu fooy. ñun dañu regg démb tey di door a ñëw. yaakaaruñu alalu kenn. ndax duñu lekk tim alalu nger ndax jaraluñu ko. looloo tax ñu ne di rey suñu bopp ci àll bi di liggéey parce que intéressé wuñu te nger googu ñi ñuy tudde ay sëriñ léegi ñoo koy def. ku ne tey gis na tey par exemple tey sëriñ si wala imaam yi taxawaay tey bi ñu amee ñi ñu waroon jàjj ci suñu diine ñi ñu waroon yedd tey ñoo gën a neex a corrompre. demal ci église bi doo dégg mukk ñu ne la abbi diw wala abbi diw corrompre nañ ko fii wala transhumé ne la fee te suñuy nawle lañu. tey jii ñi nga xam ne tey dañ yaakaaroon ci ñoom ñu gën a leeral suñuy mbiri diine tey ñoom ñoo ànd ak ñi nga xam ne dañuy corrompre. loolu moo fi nekk tey jii mais nanu xam ni bu leen neexee gis naa benn meeting bu ñu defoon sax genre petit estrade yooyu teg leen ci kër naan Marème Faye Sall la ñuy xaar ma dégg benn journal mu relayé mu ne laayeen yi dañ doon xaar Marème Faye Sall ñëwul Marème Faye Sall laayeen yi xaaruñu ko woon laayeen yi xaaruñu woon Marème Faye Sall mais nanu wax ni benn groupe am ñoom ñoo ko doon xaar. mais cawel la. dugal ko ci ëttu sëñ Ablaye lu musul am ci histoire teg fa estrade naka laayeen yëpp xamee noonu teg fa estrade ku ne gis na image yi ni muy circuler ci réseaux sociaux yi teg fa estrade ngir lan mais ñi ngi nasaxal diine amul ci benn këru diine booy gis ñu fay def lu mel noonu soit dañ koy yóbbu feneen wala feneen wala feneen mais uude nu mu la gisee la lay ëwale. Amadou Ba mi ngi jaabante Cambérène di dugg
mais moom na def attention li tax ma ni na def attention bu baax a baax moom Amadou Ba bu ko neexee na jënd sëriñ si nga xamante ni nii alal jaral na leen lu nekk li tax ma ni sëriñ si alal jaral na leen lu nekk dama xëy benn bis Issa nga may ma tuuti balaa waxtu bi jeex waaw ma bind si laa bind taalif bi ma ni cëy miim réew sëriñ bi naaneetul kawsarallaahi sëriñ bi pale lay naane jottali waxi président fàtte waxi maam ja nanu fal président mooy seen xutba ci jamono bi seeni ceeb di niin taalibe bi di tuñ tuñi ngir wut lu mu jox njabootam ma ni xol bu tiis laa yeewoo ma ni maam Faatilaay Caw waxal sa yaay tey ku may seet nekkuma fi ku may jox naka ba fi tey sama xol neexul du ma entré kenn fenn ku fëgg ubbiwuma du ma seetaan télé fayal wifi bi soxluwa moom portable ak ordi bi sama yoon ci WhatsApp ak Viber sama yoon ci mafia bi nekk ci këri diine yi pesum kanam la boroom moo koy fajal boppam sëriñ bi wanal taalibe yi sa boroom bu leen wan président bi àdduna képp la day jeex man xam naa ni bu vaar amoon Issa dina bari taalibe yu dëpp wan ginnaaw sëriñ bi ndax naaneetunu kawsarallaahi pale la ni naane maletu xaalis passeport diplomate 4x4 jongama moo leen di màndil waaye dootul turu yàlla yi cëy miim réew teggi waxi maam mi daanoon nasaraan ba not leen ci laa ilaha illallahu tey sëriñ ba soppi waxi maam ngir matérielu àdduna waaye nag à la fin des temps il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs pervers quand vos savants apprendront en vue de gagner dinar et dirham tey dama déconnecté wu si réseau dunia bi fees ak ay hypocrite rakka xanaa xamoo ni fen des fois mu nuru dëgg waaye bu jant jub brouillard la rek bu jant jubee mu naaw jox ma sama kurus jotti la ma alxuraan bi ma durus dama bëgg xuus ci kerkaraani maam warunoo rus ëllëg fa kanamu maam sama mbokkum taalibe royal maam ndénkaane bii la fi maam Limaamul Mahdul Muntazar bàyyi moi Limaamu Laay qui vous parle sachez que je vous conseille pour l'accomplissement du bien par le corps par la parole tout cela s'il plaît à Dieu je le pratiquerai à tel point autant que vous ne pourrez pas en faire autant. Prenez exemple sur moi et prenez exemple sur mes actes et mes paroles. Si vous le faites complètement, je vous conduirai dans la voie du salut. ma ni taalibe bu nu fi nax yow la neex tey jii loolu moo problème boobu la ñu am ci réew mi loolu moo tënk réew mi. mu mel ni